fekkee des na. Exploitation zircon bi ñu ngi ko tàmbali fii ci Diogo le 24 mars 2014 ressources yi ñuy extraire ci suufu Sénégal GCO ci train la koy def yóbbu ko port bu Ndakaaru ngir mu mën a àgg bitim réew ca Espagne Portugal France Chine Japon wala sax États-Unis ñu leen di wax ni ci ni ñu tënkee convention minière bu réewu Sénégal fay taxe ci wàllum import export wàcc na leen ndax dañu leen defaral li ñuy wax exonération. Exonération bi lee tax ci jamono ji nga xam ni sénégalais yi 700 francs la ñuy jëndee litre carburant usine bi lee 250 francs rek la koy jëndee pour ñi xamul zircon ab produit abrasif la bu ñuy defaree lu jëm ci wàllum nucléaire ak moteur yi nekk ci avion dañu koy utiliser it ci ay téléphone portable ci vitrine wala sax ci ay carreaux ndax éclat bi mu mën a indi ak ni mu ñemee tàngaay te njëgam ci marché biti réew takku na lool li ni mel tax waa Eramet di def ay milliards ci chiffre d'affaires il mérite Rutile Lecoqsen ingénieurs yi di leen woowee ay produits titanifères ci wàllum peinture plastique wala papier la ñu koy jëfandikoo. ministère gi ñu dénk wàllum mine xamle ni ci atum 2020 waa GCO produire nañu ci zircon 85 000 tonnes maanaam juróom-ñetti fukk ak juróomi junni tonnes ak 570 000 tonnes d'ilménite di ci kàllaamay kocc juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki junni tonnes te entreprise française bi di Eramet mu ngi fii ak 25 ans di contrat bu nguuru Sénégal mën a renouveler waat ci at gi ñu nekk naam jeexagul GCO xamle ni jot naa produire 362 000 tonnes de sable minéralisé. ci jamono jooju dëkk bi am benn forage bu muy bokk ak benn village bu sës ci ñoom waral yenn saay askan bi di naan ndox bu mel nii. ci ngeen de ñun de ndox mi la ñuy naan ndox mi gisoo ba ñu GCO indi fii ba léegi ndox mi la ñuy naan ndox mi ni mu fonke nii te instant yi nii balaa ñoo mën a am ndox mi di dafa jot. askan bi di xamle ni waa GCO respecté wuñu seeni engagement ndax dañu ni woon tool bu ñu exploité ba pare dañu koy maasale réhabilité ko delloo ko borom gannaaw ndàmpaay bi ñu leen jox ci seeni kàddu ñu ngi xamal ni benn hectare GCO 3 millions la ci def mu di lu néew juróomi at jàll gannaaw exploitation bi ñu gis ni am na tool yu ñu réhabilité ba mu jot a am ay darkase waaye ci ay xibaar yu ñu tàttaan xamal nañ ni direction eaux et forêts la ñuy jox tool yi te ren lañu koy tàmbali ci weeru décembre bi nu jëm waa eaux et forêts it woo nañu leen colonel Beydi Ba mi seen kilifa dëggal li ni mel yokkal ñu ni sax tool yooyu fi mu sampu domaine classé la depuis 1945 donc ñoom li ñu leen sas mooy jëlaat suuf si ci waa GCO waaye tudd nu benn yoon ni dañu ko delloo askan bi. ñun wakkuñu woon loolu dañu wakkoon daañu leen jokaat seen suuf li nu bëgg mooy nañu nu jokaat sunu tool ñu jokaat nu sunu gent bu nu fu mëneen ñu liberté nu foofu ñu dëkk ñu jël sunuy tool ni ñu ko yoree woon ñuy liggéey gis nga te dañu waxoon bu ñu fi nekkee ci usine bi mu sampa dañuy def ay samburdi boo xamante ni dañu fiy former xale yi ñuy liggéey bu ñu leen former ñu dugg ci usine bi di liggéey gis nga li ñu leen commencé woon former seen la ñu neen fale gis nga fii su ma yeboo ma ne la bu dee téeméeri nit la jëlulu ñu ci lu ëpp benn nit te boobu nit ñaari weer ngay liggéey ñu dakka la roose woo liggéeyoo te dañu tasaari kër gi de dañuy fekk fii benn famille boo xamante ne ñoo féete woo seen baay jur leen ñu féete woo benn it bu ñu yekkee ndap ñooy bokk ñu jël leen tasaar leen. li koy firndeel di seen benn jigéen bu tudd Aminata Ba bokk ci ñi nga xam ni amaguñu kër daa mujj dellu ci dëkku maamam ay kilomètres dox diggante mag fi nu sañ ci bees village bu Fouta. toj ngeen sama kër di jokk leen ma kër damay njaboot sama jëkkër bi daa gaañu sama doom yi dañuy new doole man itam ne damay nekk jigéen wax dëggam yàlla lii métti na ma lool
ñu di ay journaliste professionnel waral ñu woo waa GCO ngir ñu àddu ci lii gannaaw ay tentative yu bëri ci lu tollu ñaari ayu bés jot nañoo jokkoo ak ñoom. Mandière Fall mi di chef département environnement ci GCO di ñu xamal ni pour des raisons de sécurité tool yi nga xam ne juróomi téeméeri mètre moo dox digganteem ak mine bi dañu leen a yëkkati mu ñuy xamal ni bërëb boobee domaine forestier classé la tënku ci loi numéro 7666 du 2 juillet 1976 mu dolli ni ñoom malgré décret bi tax ñi am concession ngir exploiter zircon bi ci diwaanu Diogo dañoo dem ci jëwriñ gi ngànk alam gi ngir am autorisation d'occupation ci noonu bu ñu paree dañu koy delloo waa Eaux et Forêts laaj sampu ni lu tax ca ndorteel ba ñu gëmloo woon askan bi ni dañu leen di delloo seeni tool bu ñu paree seen liggéey am na ñu wax ni bi ñu leen di toxal tool yu ñu waxoon ni dañu leen koy defal ci dëkkuwaay yu bees yi ba léegi ni mu jël fenn. lu jëm ci wàllum case de santé bi ak anam yu ñu ko fekkee waa GCO ci kàddu yi Ibrahima Diop mi yor projet de réinstallation bi di ñu xamal ni ñoom tabax la ñu mën waaye lépp lu jëm ci wàllu matériel ak docteur yi askan bi soxla ci ndoddu nguuru Sénégal la tegu. am na ñoo xam ne si yaakaar naa ne lii liggante lii mooy seen liggéey noonu ñëw gisee ak noonu bu ñu ñëwee ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ñu li ñu dund ñun ñoo xam. mbugal bi ñu nu dugal fii bu ñu nu mënoon delloo ci suñu cosaan gee ñu liberté fa ku bëgg def kër nga def fa kër. nun moo nu gënal lépp lu nu am ñu jokaat nu sunu tool yi boo waxee ñu ne la état moo nu yebal état moo nuy defloo lii moo fi am Macky Sall bu nu mënee gëstu population yi foot ak nu mu leen gaaw a kettali na leen kettali. ñi di waa GCO bu nu jógee Diogo dañuy wëyal Lompoul di ab désert bu nekk ci diggante Dakar ak Saint-Louis superficie wam tollu ci 18 kilomètres carrés. projet bile naka tàmbali ci atum 2023 indi xaat ay njàkkare ci askan bi miy laaj ndax du indi ay njeexital ci alam gi ci fàttali ba ñuy xaatim accord yi tënk exploitation zircon ci Diogo kii di Jean Timothée Maty bu direction des mines et de la géologie neewoon na ci ab réunion comité technique bi gàlloo woon wàllum saytu bile projet ni yoon wi nu jaar ngir amal étude environnementale bi tey na xel te it ci diwaanu Diogo képp la étude bi yam beneen laaj samp itam ci wàllum koom ndax Lompoul zone d'attraction touristique la te dañu fay amal sax ay festival ci wàllum aada ak cosaan ci jamono jooju fee ca Niafran nekk ca Casamance ci département bu Bignona askan bi xaajaloo gannaaw zircon ba fa société australienne bi di Astron di jël di yóbbu bitim réew te ci fàttali waa MFDC di mouvement des forces démocratiques de Casamance artu woon nañu nguur gi ci li ni mel laaj bi mooy ndax jafe-jafe bi waa Fouta di dund mooy xaar waa Lompoul ci atum 2023 ak waa Niafran mi nga xam ni dañoo taxaw temm ni seen suuf kenn du ko exploité.